Salut les amis, dalen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di tegtal lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof di ngeen ci ànd ak man mi El Hadj Ibrahima nuyu naa leen kenn ku ci nekk ak foo munti nekk. Alors ci épisode bi ñu génn maanaam semaine bi ñu weesu waxoon nañ ci xeeti application mobile yi nga xamante ni moo am ak naka la ñuy def ba tànn bi nga xamante ni moo gën pour suñu projet. Alors tey nag ba léegi ci saison 2 bi dañuy dugg ci 3e épisode bi waxtaan ci naka la ñu war a defaree application mobile yooyu noonu ak yan xam-xam ak jumtukaay la ñu war a soxla pour defar ko. Alors ñu dugg ci loolu faram-fàcce ko ci épisode tey bi maanaam saison 2 épisode 3 aywa. Alors pour créer nag ay application mobile am na ñaari façon yuñ ko mën a defee bi ci njëkk mooy su fekkee am nga xam-xam bi nga xamante ni moom lay laaj nga defaral ko sa bopp wala su fekkee ne amoo xam-xam boobu yëpp nag mun nga gisanteeg ay entreprise yoo xam ne ni dañoo spécialisé wu ci développement application mobile wala nga gis ay développeurs yoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci lool ñu defaral la ko nga ànd ci ak ñoom. Alors aksi bu mu munti doon nag am na ay étapes yoo xamante ni da ngeen ci war a jaar ba ci njëkk mooy c'est-à-dire nga trouver idée maanaam nga xam application bi nga war a defar ci lan la war a yëngatu maanaam ci ban domaine ban problème aussi nga bëgg régler soo xamee problème bi nga xamante ni moom nga bëgg régler ba pare nag nga réfléchir maintenant ci fonctionnalité yi nga xamante ni moom nga war a def ci application bi pour que mu mën a méngoo ak problème bi nga xamante ni moom nga bëgg a gérer comme exemple mën naa joxe su fekkee dama bëgg defar application boo xamante ni dama ci partager ay cours alors dinaa soxla ay fonctionnalités yu mel ni ajouter cours wala supprimer cours éditer cours ak yeneen yu demee noonu alors léegi soo amee idée bi ba pare réfléchir ci fonctionnalité yi nga xam ne moo war a dem ci application bi da ngay jàll ci beneen étape nag maanaam nga xool marché bi. Alors xool marché bi nag mooy nga xool ci ñi la wër c'est-à-dire marché bi ci écosystème bi est-ce que am na ñoo xamante ni ñu ngi def comme li nga xamante ni moom nga bëgg a def. pour loolu nag da ngay def ay recherche sur internet pour nga am ci gis-gis bu gën a leer bu gën a yaatu loolu moo lay permettre nga mun a améliorer li nga xamante ni moom nga war a defar parce que su fekkee ñeneen ñi defar nañ comme li nga bëgg a defar yow mun nga ci yokk yeneen touches yoo xamante ni da lay permettre nga def innovation mais aussi da lay éviter nga tomber ci yenn erreurs yi nga xamante ni wala yenn problèmes yi nga xamante ni ñoom tombé woon nañ ci. donc soo xoolee nag da ngay utiliser kon expérience ñeneen ñi pour am benn position boo xamante ni moo gën a baax donc su loolu yëpp leeree ci sa bopp nag nga jàll ci beneen étape bi ñuy wax conception de l'application su ñu waxee conception nag mooy lépp li nga xam ni xalaat nga ni noonu la application bi war a mel mais aussi noonu la application bi war a doxee nga dessiner ko maanaam nga defar lu ñuy wax ay maquette ay wireframe defar design bi ak écran yi ak lépp wireframe nag mooy ay schéma yu bari la yoo xamante ni dañ ko boolante pour nga gis écran yi naka lañ war a interagir ci seen biir maanaam su fekkee écran bi dafa am benn bouton boo ko bësee dafa war a dem ci beneen bi loolu yëpp da nga koy dessiner soit ci sa benn papier wala su fekkee ne am nga ay connaissance ci design nga utiliser ay outils yoo xamante ni spécifique pour def lu demee noonu comme outils yooyu noonu mën nañ ci wax Photoshop Illustrator Adobe XD Sketch Figma loolu yëpp dalay permettre nga mën a defar ay wireframe nga defar sa maquette application bi bien avant sax nga koy développer. am na aussi épisode bu ñu defoon maanaam saison 1 épisode 3 bi ñuy wax ci domaine et métier de l'informatique soo dégloo épisode boobu aussi di nga mën a am ay informations ci métier designer boobu lan la ak naka lañ koy defee ak yeneen yu bari. alors soo paree maquettage bi nag da ngay defar leneen lu ñuy wax landing page mooy lan benn site web la boo xamante ni day présenter sa application bi donte sax defaragoo ko donc ci biir site web boobu ñuy wax landing page da ngay jël ay capture maquette bi nga xamante ni defaroon nga ko nga def ko ci site bi expliquer aussi application bi lan lay def nga expliquer aussi yenn fonctionnalité yi nga xamante ni moo war a nekk ci application bi après nga demander ci suuf nit ñi pour que ñu abonné wu de telle sorte que su première version bi génnee nga mën leen ko envoyer ñu jox la seen appréciation donc loolu c'est très important parce que mën na la permettre sax nga am ay premier feedback ci li nga xamante ni moom la utilisateur yi di xaar ci application boobu comme ça da nga koy mën a prendre en compte sooy defar application bi.
alors soo amee maquette bi ba pare nag nga jàll ci développement application bi déjà xam nga ban type d'application nga bëgg a defar soit application native la application hybride la wala web app donc soo ko xamee nag nga choisir ban langage nga bëgg a defaree application boobu noonu mën nga utiliser aussi lu ñuy wax ay framework moom ay composants la yoo xamante ni day permettre nga mën a développer ci benn langage rapidement donc mën nga choisir benn framework pour développer aussi sa application mobile. alors dañuy njëkk commencer nag ak application native su fekkee da nga bëgg defar application native boo xamante ni mooy daw ci iOS naka lañ koy defaree pour defar application boobu noonu maanaam application yi daw ci iOS. mooy iPhone yi iPad yi iWatch yi wala Apple TV yi dañuy utiliser langage bi nga xamante ni moom la ñu wooyee Objective-C wala Swift actuellement nag développeurs yu bari ñu ngi gën a utiliser Swift parce que open source la maanaam langage boo xamante ni la dafa accessible à tout le monde ñëpp mën nañ ko jot utiliser ko nu mu leen neexee. langage la boo xamante ni aussi ba mu génnee yàggul maanaam 2010 lañ ko commencé développer première version bi mu ngi apparaître en 2014 donc langage la boo xamante ni mu ngi jógee aussi ci Objective-C mais moo gën a simple moo gën a gaaw te aussi moo gën a neex a jàng alors soo xamee langage boobu ba pare nag il faut que nga am benn environnement de développement bi mooy lan nga am déjà benn Mac OS maanaam benn ordinateur Mac. nga installé ci benn outil bu ñu woowee Xcode outil boobu nag moo lay permettre nga mën a développer en utilisant langage Swift bi pour am sa application mobile mais aussi il faut souligner que ne Xcode boobu noonu mën nga ko installer ci mën nga ko installer ci ay machine Windows wala ay machine Linux ça dépend rek mais dafay laaj ay manipulation yu am solo et des fois day xaw a complexe jaxasoo trop mais boo leen xoolee ci internet bi mën ngeen gis ay information yu bari yoo xamante ni dina la permettre nga mën a installer Xcode bi ci Windows wala Linux comme application yi nag dañuy générer ay données yu bari dañuy soxla aussi lu ñuy wax base de données maanaam fi nga xamante ni foofu la ñuy doon denc information yi donc et pour cela mën nañ utiliser lu ñuy wax Core Data mën nañ utiliser Firebase wala AWS donc mais AWS dañ koy faral di utiliser ci entreprise yu mag yi mais man pour conseil je préfère utiliser Firebase moo gën a yomb moo gën a accessible te c'est gratuit mais aussi am na yeneen base de données yoo xamante ni mën nañ ko utiliser bu ci mel ni MongoDB SQL Postgre Redis ça dépend rek ci architecture application bi nga xamante ni moom ngay defar ak ci entreprise bi nga nekk wala freelance nga wala ça dépend rek ci paramètres yu bari. alors pour am xam-xam yooyu yëpp nag pour defar application native sur iOS maanaam Swift ak nga xam naka la ñuy manipuler pour defar application yi ci avec Xcode il faut que nga dem sur internet xool ay cours c'est-à-dire am na ay sites yu mel ni Open Classroom am na Udemy am na aussi Xarala Academy waaw made in Sénégal la donc ay sénégalais ñoo ko créé donc mën ngeen dem foofu pour am ay cours yu bari ci domaine boobu noonu maanaam Swift ak Objective-C pour xam naka la ñuy defaree application mobile iOS native. donc après application native sur iOS dañuy dem ci application native pour Android su fekkee nag da nga bëgg defar application native pour Android da ngay utiliser langage bu ñuy wax langage Java nag dafa nekk langage boo xamante ni dañ koy utiliser pour affaire yu bari dina defar application web dina defar ay application desktop dina defar aussi ay application serveur ak yeneen donc Java nag dafa nekk langage boo xamante ni dafa diis trop te jàng ko aussi nekkut lu yomb trop donc développeurs yu bari déjà des fois dañuy bëgg utiliser Kotlin boo xamante ni langage bu bees la entreprise bu ñuy wax JetBrains ñoom ñoo ko créé pour defar ay application Android donc Kotlin nag langage bu simple la langage bu gaaw la langage boo xamante ni dafa neex a jàng mu ngi mel ni rek comme Swift nu mu mel ci iOS voilà donc loolu mooy langage Kotlin. après environnement bi nga xamante ni moom ngay soxla aussi pour développer ay application native sur Android moo xam nga nekk sur Windows wala nga nekk sur Mac il faut que installer lu ñuy wax JDK bu Java bi parce que JDK boobu noonu moo lay permettre bépp application Java boo defar ci sa machine bi rek ñu mun ko exécuter. donc su fekkee Java ngay utiliser da ngay installer benn outil bu ñuy wax Android Studio pour développer application mobile Android su fekkee nag da ngay utiliser Kotlin mën nga installer beneen éditeur bu ñuy wax IntelliJ donc moom daf lay permettre aussi nga créer ay application mobile mais waa JetBrains ñoom ñoo defar éditeur boobu noonu. alors il faut que ñu taxaw seetlu benn affaire
Google ñoom moom Android. Pour développer ay application Android il faut que ñu utiliser langage Java. Java kan moo ko moom waa Oracle donc Java Google moomu ko. alors donc loolu nag day nekk benn contrainte bu mag ci waa Google loolu moo tax ñu créer seen beneen langage boo xamante ni moom la ñu wooyee Dart pour créer ay application mobile mais dinañ ci ñëw ci kanam tuuti. alors ci wàllu base de données yi aussi mën nañ utiliser SQLite pour defar ay base de données avec application native sur Android yi donc mën nañ utiliser aussi yeneen base de données yi nga xamante ni lim nañ ko sànq. donc nag pour maîtriser langage Java maîtriser Kotlin mais aussi comprendre lépp li nga xamante ni moo jëm ci wàllum développement application native pour Android il faut xool aussi ay cours sur internet ay vidéos sur YouTube wala ay site web yu ci mel ni Open Classroom comme ni ñu ko waxoon sànq Udemy Xarala Academy wala sax nga jënd ay livres yoo xamante ni day wax ci développement d'application mobile sur Android. donc wax nañu développement application native sur iOS wax développement application native sur Android léegi nag dañuy dem ci beneen bi nga xamante ni mooy développement d'application native pour Windows Phone. donc pour Windows Phone nag dañuy utiliser langage bi nga xamante ni moom la ñu wax CJS et pour environnement bi dañuy installer d'abord SDK Windows Phone bi ci sa machine bi. donc soo ko installé ba pare nag nga mën a installer après éditeur Visual Studio bi comme Xcode la wala Android Studio bi nga xamante ni moom la ñu waxoon sànq donc moom ngay utiliser pour mën a développer ay applications mobiles pour Windows Phone mais aussi da ngay utiliser beneen utilitaire beneen plugin bu ñuy wax Silverlight nga xam ne ni comme Flash la ci développement d'application web yi moom aussi daf ci intervenir bu baax ci développement application mobile pour Windows Phone. donc su ngeen bëggee am nag plus d'informations sur développement application Windows Phone yooyu noonu mën ngeen dem vraiment sur internet ngeen xool am na ay informations yu bari yoo xamante ni mu ngi fa ak naka lañ koy développer ngeen jàng surtout langage CJS wala ay VBNet ak yu demee noonu quoi. alors li ñu expliqué boobu léegi yëpp nag mooy naka la ñuy defaree ay application mobile native mais am na beneen xeetu application boo xamante ni moom la ñuy wax web app maanaam progressive web app ay application la yoo xamante ni c'est comme du native maanaam comme application native yi la et pourtant dañ ko développer comme ni ñuy développer application web yi. alors pour defar application PWA yooyu maanaam progressive web app dañuy utiliser ay technologies yoo xamante ni comme ni ma ko waxee léegi mooy comme yi ñuy utiliser pour defar application web maanaam HTML CSS ak JavaScript. dañuy utiliser aussi ay service worker maanaam ay technologies la yoo xamante ni ay script la dañuy daw ci suuf maanaam dañuy daw en tâche de fond et loolu day permettre ñu mën a gérer site bi. par exemple service worker yooyu noonu mën nañoo stocker ay pages ci cache navigateur bi de telle sorte que su connexion bi demee sax du tere da ngay am yenn page yi da nga koy mën a utiliser comme si connexion bi demul. pour faciliter développement wu application web app yooyu nag mën nañ utiliser ay framework maanaam ay fonctionnalités yu bari yoo xamante ni dañ leen boole ci ay composants pour gën a gaawal développement bi ci benn langage. alors comme framework JavaScript yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser pour defar ay progressive web app wala ay web application mën nañ ci wax Angular Vue.js Ionic Polymer wala React donc yooyu yëpp ay framework la. donc ak technologie yooyu nag mën nañoo développer application yi mu compatible ci navigateur yëpp donc application bi dafay responsive day gaaw surtout su defee premier chargement ba pare. li ci gën a intéressant nag mooy dafa nekk application yoo xamante ni jarut nga koy télécharger ci ay store maanaam Google Play wala Apple Store parce que mën nga ci accéder directement via le navigateur maanaam sur le web et soo ko tijjee day adapté wu directement ak téléphone bi ba nga foog ne sax da nga nekk ci application native. donc boo xoolee nag ñoom ñëpp technologie yooyu yëpp nag dañuy utiliser benn langage bu ñuy wax TypeScript donc bi nga xamante ni mu ngi jógee ci JavaScript donc TypeScript boobu nag su fekkee da nga bëgg a développer ay application ay web app donc c'est très intéressant pour nga maîtriser TypeScript boobu noonu parce que technologie yëpp moom la ñuy utiliser lu ci mel ni Angular wala Vue.js ñoom ñëpp dañuy utiliser TypeScript. alors après web app yi maanaam progressive web app yi dañuy jàll ci beneen xeetu application bi nga xamante ni moom la ñu wooyee des applications hybrides wala multiplateformes. alors application hybride yi nag mooy application yi nga xamante ni benn yoon ngay defar sa code
après mu am benn moteur boo xamante ni day générer ay version yu bari maanaam benn version boo mën a installer ci iOS benn version boo mën a installer ci Android ak beneen version boo xamante ni mën nga ko installer ci Windows Phone. alors ba léegi dañuy rester ci JavaScript bi waxoon nañ sànq que ne JavaScript dañ koy utiliser ci site internet yi maanaam ay script yoo xamante ni day permettre nga mën a def ay contrôle ci page web yi dañ koy utiliser aussi pour créer ay web app maanaam ay progressive web app mais JavaScript dem na fu gën a sori ba proposer sax ay solution yoo xamante ni day permettre nga defar ay application mobile alors naka la koy defaree. alors sànq ci ginnaaw waxoon nañ ne pour defar ay web app maanaam ay progressive web app dañuy utiliser ay framework JavaScript alors framework JavaScript yooyu nag dañuy jox possibilité aussi ñu mën a defar ay application mobile donc ci framework yooyu nag mën nañ ci citer Cordova am na Angular am na Ionic am na React Native ak yeneen yu bari par exemple soo jëlee Ionic moom day utiliser Angular day utiliser TypeScript day utiliser Cordova mais Cordova bi boo xoolee moo nekk couche bi gën a nekk ci suuf nga xamante ni moo koy permettre mu mën a communiquer ak fonctionnalité yi nga xamante ni moo nekk ci téléphone bi. alors pour React Native nag moom aussi framework la boo xamante ni dañ koy utiliser pour créer ay application mobile maanaam dalay permettre nga créer ay version yu bari iOS Android ak Windows Phone. donc moom boo xoolee moom la waa Facebook utiliser sax pour créer Facebook ak Instagram mais aussi moom la ñu utiliser pour créer Airbnb wala ak Discord. am na aussi beneen framework bi ñuy wax Xamarin moom day utiliser langage bi ñuy wax .NET pour créer ay application hybride. alors am na beneen framework boo xamante ni moom la ñu wooyee aussi Flutter day utiliser benn langage bu ñuy wax Dart comme ni ñu ko waxoon sànq Google moom moo ko créé donc framework boobu noonu Flutter day permettre nga créer ay application hybride maanaam iOS Android wala Windows Phone. Google dafay utiliser langage Java pour créer application mobile Android. Java Oracle moo ko moom comme ni mu ko waxee woon sànq c'est-à-dire mu am copyright bi loolu waxoon naa ne day constituer benn blocage bu mag parce que dafa am dépendance bu fort ak Java. alors donc ci noonu ci la waa Google créer langage Dart ak framework Flutter pour mën a créer seeni application mobile comme ni mu leen neexee. alors je pense que avenir du développement Android peut-être mën na nekk Dart ak Flutter. alors wax nañ ci application native yi wax nañ ci web app yi nan lañ koy defaree wax nañ ci application hybride aussi principalement naka lañ koy defaree donc loolu mooy partie bi ñu leen indiloon ci wàllum développement bi. alors soo développé sa application ba bari nag da nga ko war a tester alors pour def test application mobile bi nag am na ay choix yu bari. par exemple mën nga utiliser ay téléphones yu bari maanaam ay appareils physiques yu bari yoo xamante ni OS bi dañuy wute résolution bi dañuy wute caractéristiques yu application yi sax dañuy différent comme ça da ngay mën a am benn aperçu ci application bi naka la war a doxee ci device yu bari. pour def test bi aussi mën nga utiliser ay simulateur ak ay émulateur nga xamante ni da ngay mën a am possibilité am façon téléphone yu bari ci sa machine nga tester sa application. mën nga aussi def lu ñuy wax des tests basés sur le cloud maanaam sur internet test yoo xamante ni dafa am ay site web yoo xamante ni dañ lay jox ay outils yoo xamante ni da ngay mën a tester application bi ci environnement bu la neex. donc comme outil yooyu nag am na lu ñuy wax Perfecto am na Keynote am na Xamarin Test Cloud ak yeneen yoo xamante ni soo leen defee ay recherche sur internet si naka la ñuy tester application yi mën ngeen ko gis donc test application yi dafa nekk loo xam ne nii dafa am solo parce que moo lay permettre nga mën a xam ndax sa application bi dëgër na baax na wala baaxul. alors soo testé sa application nag ba mu paree ba nga xamante ni lépp baax na nga door ko nag publier ci plateforme yi maanaam App Store wala Google Play foofu aussi am na ñaari option soit mun nga lancer application bi publiquement ci plateforme bi ñëpp gis ko ñëpp jot ci di ko utiliser wala nga partager ko en version bêta c'est-à-dire ñi nga xamante ni inscrire woon nañ ci sa landing page pour mën a jot première version bi nga envoyer leen application bi ñu tester ko jox la ay retour. donc suñu la joxee retour yi nag dina la mën a permettre nga mën a améliorer ko surtout nga defaraat présentation bi expliquer fonctionnalité yi ba nga xamante ni application bi koo gis rek day mën a comprendre lan lay def mais aussi mën ko jëfandikoo. soo publier application bi ba pare nag am na benn étape boo xam ne ni c'est très important muy
promotion application bi mais nag promotion bi il faut le faire d'une manière intelligente, c'est-à-dire il faut que nga muus booy def promotion bi jarul ngay am premièrement ngay am ay milliers de téléchargements yoo xamante ni après doo am benn feedback bu baax. Donc man li may conseiller mooy nga orienté wu vers utilisateurs yi nga xamante ni ñooy sa cible parce que ñooñu suñu utiliser application bi amal na leen soxla te di nga mën a am ay feedback yoo xamante ni dina la jëriñ pour nga mën a defaraat application bi mais nga gën a évoluer génneewaat yeneen version. Donc da ngay orienter sa stratégie marketing pour bañ a perdre temps mais bañ a aussi perdre énergie bu bari. Donc application mobile yi liñ ci mën a wax bari na trop kenn mënu ko jeexal mais dañoo essayer rek tënk ko ci épisode bi nii de telle sorte que nit ñi dinañ mën a am benn aperçu ci lan la ñu war a def bu ñu bëggee defar application mobile bi. Donc lii moo nekk li nga xamante ni moom lañ indi woon ci épisode tey bi wax nañu soo amee idée d'application mobile lan nga war a def maanaam xool marché bi def conception bi développer application bi tester application bi. Publier ko sur Apple Store wala Google Play def promotion bi ba pare nag déglu retour yi nga xamante ni moo lay permettre nga mun a améliorer application bi pour mun a def yeneen version yu bees. Alors lii moo nekkoon objectif bu épisode tey bi léegi nag prochain épisode bi di ñëw nag tënk lay doon maanaam dañuy résumer lépp li nga xamante ni wax nañ ko ci application mobile yi et dinañ ci ànd ak ay invité maanaam benn développeur Android benn développeur iOS ak kenn koo xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu sécurité incha allah di ngeen am information yépp ci réseaux sociaux yi dinañ ko fa partager. Alors donc ñu ngi leen di jox rendez-vous semaine prochaine incha allah ci beneen épisode allez merci ciao.